Bon début de semaine en compagnie des programmes de la télévision Futurs Médias, un nouveau numéro de Soir d'info qui sera essentiellement consacré à la libération de Khalifa Ababacar Sall mu nekk nag loo xamante ne président de la République moo ko jël démb dogal fësal décret bi moom ak ñi nga xamante ne ñoom lañ doon tuumaal mu di Yaya Bodian ak Mbaye Touré du ñàkk dinañ ci ñëw gën a yaatal ci li nga xamante ne rek moom lañ leen indil tey ci Soir d'info si ñaari partie yëpp moo xam première bi wala deuxième partie bi daañu ñëwit ci li nga xamante ne moo di xibaar yi ak rédaction bi ni ñu koy defee saa su nekk di ci profito nag di leen nuyu di leen ziar bu baax a baax te leen di jox seen wàccuwaay ni ma koy defee saa su nekk lundi bu jot ñu teew fi ak kenn koo xamante ne ci kër gi la bokk ci rédaction bi ñuy ànd tey ak Pape Djibril Fall Pape Djibril nuyu naa la. Aram di la delloo nuyu bu baax di nuyu Sénégalais yi ñuy seetaan ci biir réew mi ak ci bitim réew di nuyu sunu gan gi bu baax. suñu gan wax nga ko mu di maître El Hadj Diouf kenn dootu ko présenté moom nag mu teew fi tey ñu nar a waxtaanee dossier Khalifa Sall ndax nag gis nañ ko ci taxawaay bi nga xam ni amoon na ko ci procès bi yëpp bu muy jàll ak it yenn événement phare yi nga xam ni xew na ci réew mi ak taxawaay bu mu ci am dinañ ci ñëw si kanam du ñàkk ak moom maître dalal ak jàmm. jaajëf. dañu ñëwit ci ñaareelu pàcc bi ak suñu ñaareelu gan di Cheikh Bamba Dièye nekk chef de file bu FSDBJ dina fi teew ci kanam bu ko defee ñu gën a yaatal waaye maître démb maa ngi koy wax dafa am xibaar boo xamante ne kenn xaaru ko woon ndax ñu bëri yaakaaruñu woon ne décision bu mel noonu président de la République dina ko jël ci moment boo xamante ne ni ñu si ëpp gisuñu ni feet am na wala nuñ ko tàmm di defee ci ay 4 avril wala lu mel ni discours à la nation yu mel noonu ñu gis président taxaw wala tabaski sax jël yenn décision yoo xam ni dina ci gracier ay nit mais démb yow ba nga yëgee xibaar bi loo njëkk a wax ci sa xel. alhamdulilah rabbi alamina di président li mu waxoon dina ko def na ko te góor cee wax ja. te xamoon naa ni amul benn raison pour téye Khalifa Sall ci kaso bi ndax ci Karim Wade wane woon na boppam. parce que ñoo bokk làng gi. te Khalifa doomu baayam la doomu ndeyam la. mais dañuy gis yow si 4 avril bi bu muy jàll fête bi gannaaw défilé bi nga taxaw ne président dina gracier Khalifa Ababacar Sall tabaski bi weesu nga waxaat encore même chose xanaa maître dafa am lu mu yëgoon te nit yi xamuñu ko. mais dama xam nit xam jikko boo gën dama xam Macky Sall te xamoon naa dina bàyyi. Khalifa Sall le grand maire de Dakar. da ngeen ci waxtaan. non waxtaanuñ ci sax mais xamoon naa dina ko bàyyi rek xamoon naa dina ko bàyyi. très bien alors. comme waxoon na ko wax na ko waxaat ko kon gisuma lu tax war ko téye prison. mais wax bi am na ay wax yoo xamante ne dégg nañ ko ci notamment sortie bi nga xam ne defoon na ko ca RFI ba nit yi doon wax sax naan léegi condamnation bi rabat deret gis nañu la nga xamante ne jël nañ ci décision lan moo taxoon ba léegi décret bi président jël temps pour signer grâce boobu nga xamante ne moom mënoon na ko may Khalifa Sall. d'abord moom lan la waxoon RFI lan la waxoon France 24 lan la waxoon France wax na ne dañ leen ko bàyyi. bon mais joxewul délai. waaw. mais comme ni nga ko waxaatee encore moom rek mu am sañ-sañ heure bu ko soobee heure bu ko neexee ku ñu condamné définitivement mu may la grâce loolu constitution bi moo ko may kon am na nu mu waxee woon ñëpp daan lu tax muy wax lii lu tax muy wax laa ma leen may yéen président lan la wax loo xam ni bi mu ne man lay neex ma bàyyi Khalifa la ajul pression yu bëri yi ay pétition ay wax yu bëri man kenn man a Macky Sall maa mën bàyyi Khalifa mais man la pourtant jarul coow bu nga ko bàyyee dina ko bàyyi mais bu ngeen fi nekkee indi coow lu bëri pression sur pression man xam naa sama waay xam naa Macky Sall kenn du ko teg pression alors moo tax ma la woon ñu bëri est-ce que duñ tardeel sax Khalifa Sall prison ci seen comportement alors que moom bëgg na ko bàyyi donc moo tax mu ne leen. kon moom moo ko jàppoon ba koy bàyyi. pour wax ci jeex na parce que non pour jaxase sa carte gi moom la yàlla may ak constitution bi yow mënoo ko mënuma ko moom mënu ko moom rek la yàlla may. non bàyyi bi nga wax laay wax. moom rek moo la mën a bàyyi ku yoon tëj ba mu jeex tàkk bu leen jaxase xelu nit ñi man mosuma d'accord ci jàpp Khalifa Sall. wax nga ne xeex naa ci ba sonn mais pour bàyyi bi boo nee
day mel ni kon moom mooy tëj ko bàyyi mais li ma la wax mooy kuñ tëj ku ne koo mën a doon ci ki gën a tuuti ba ci ki gën a mag mennum nit rek moo mën a taxaw ni tëj ñu la définitivement war nga tëdd fukki at. waaw téeméeri at ñetti at man président de la république may naa la doo tëdd ci kaso kon kooku yellee fam la ni mu ko waxee woon ni bu ma soobee te man lay soob Macky Sall bu ma neexee danaa ko bàyyi te muy dëgg heure bi mu toogee ba mu neex ko que mu neex que mu naqari moom moo wane dooleem foofu parce que constitution bi moo ko may doole boobu. da ngay waxaat encore li Pape wax léegi de. lu Pape wax léegi. déet nga ne moom moo am doole boobu noonu c'est-à-dire buñ la déggee ci yenn termes yi nga koy wax day mel ni président dafa amoon tamit volonté wu noot nit c'est-à-dire moom mooy toog rek. bu ko sentiree def dara non loolu yàgg Pape li ngeen di wax taxawul. mais yow yaa ko wax maître. li ngeen di wax non li wax dafa répété dafa ni non loolu dafa ni. yow yaa ne bu ko neexee mu noonu di la wax. mais yow yaa ne bàyyi yow yaa ne. bàyyi bi moom rek moo ko mën def. mais ku jàpp mooy bàyyi. déedéet ah foofu nga xamul dara nag jàngoo droit xanaa. xam naa ne nee na nga pertinent dëgg weddi mu la ko mais xanaa mosoo def droit. non du question jàng defoo droit la. non du question jàng droit. non da déglu ma. les mots poursuite maître les mots ont leur sens. waaw yow yaa ne bàyyi. bàyyi waaw ci li nga wax rek. moom rek moo mën a bàyyi. ku jàppoon kon. waaye mënul tëj mënul jàpp mënul tëj. waxuñu tijji ba tey de. dafa ndànk bàyyi la ñu wax bu ñu nee bàyyi bàyyi mooy rek grâce jàpp mënul leen jaxase boppu Sénégal yi dama lay wax mën a bàyyi ndax constitution sénégalaise moo ne benn nit Sénégal yëpp bu leen tëjee ba pare moom rek moo la mën a bàyyi nga ñibbi sa kër kon du parce que nit mën na la bàyyi que nit kooku moo la tëj wala moo la jàppalu kon bu leen jaxase carte gi. non li nga wax moo jaxasoo. jaxasoowul na leer ci bopp Sénégal yi déglu. leer na ku ñu tëj ku ne. non leerul de. nga tudd Khalifa Sall nga tudd Awa Dieye nga tudd Lamine Tamba nekk biir Sénégal ci prison yi kenn rek mën a bàyyi. même mu la tëjee 100 ans wala perpétuité mooy sa giiru dund mën a yow dama ñibbi sa kër ñu bàyyi la nga ñibbi pourtant yi xamu la donc dañu tëjoon pour crime rey nga nit ñu tëj la sa giiru dund rey nga nit ñu tëj la ñaar fukki at. du dëgg. président yeewu ni nañ la bàyyi nga ñibbi ndax may na la grâce est-ce que moo la jàppoon bi nga rey nit ki xam nga bu leen mun leen jaxase bopp dañuy. grâce xam naa da ngeen contre Macky Sall mais. non dafa nànk rek xam naa Pape Djibril dafa contre Macky mais dans tout cela. on n'est pas en train non déglu ma doo déglu ma rek. mënul jaxase bopp dañuy ci côté boobu. dama avancer loolu non mais loolu duñ ko d'accord. man de duñ ko d'accord. du ma wax loolu d'accord nee na yaa wax mais bul wax affirmation. nee na ma yaa ko bàyyi mais bàyyi ak jàpp du benn mais bu ñu la jàppee ba pare atte la ba pare tëj la ba pare nga nekk Tambacounda rey fa nit président gracieux la est-ce que président moo la jàppoon xam nga man Sénégal yi lay waxal ndax dañuy di jàq say bopp nit ñi dafa bëri. président ñi muy gracieux ay 400 personnes ay 1000 personnes dama leen a xam. mais grâce dafa est-ce que moom moo la jàpp bàyyi leen jaxase bopp nit ñi. waa grâce dafa am ci condition yoo xamante ne ci lay wékku wala faveur la bu président mën a xëy rek. jox ko am na condition te faveur la ñaar yëpp la bu ñu lay àtte te pareeguloo ci kaawu Khalifa ndax remplir woon na ko. remplir na yëpp wax na ko Soham Wardini maa ngi toog salle des banquets mu ne ko li ma bëggoon nag mooy nga bàyyi maire Dakar nag président ci dialogue national bi damaa ci salle bi toog mu ne ko damay nekk àtte yi jeex xam nga kon jëloon na engagement. moo tax ma ne la xamoon naa dina ko bàyyi devant tous les Sénégalais mu bëgg jàmm moom président. bëgg ñëpp génn ñëpp mën a waxtaan seen biir Sénégal nekk benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar mu ne Soham Wardini bu procédure bi jeexee complètement man dinaa ko bàyyi moo ko wax def na ko it léegi nag condition bi mooy. procédure bi jeex tàkk nga am condamnation définitive mooy àtte bi jeex dafa tàkk boobu rek mooy condition bi loolu pare. léegi nag faveur ñëw président boobaa nag moom mooy seet ku ko neex. ak nu mu ko neexee ak kañ la koy neex loolu mooy naqari gaañ yi. ndax bii constitution moo ko may loolu. ndax bii nii libération bu Khalifa jugewul ci li nga xamante ne noté nañ ko ca Masaalikul Jinaan ndax nag foofu noonu jóge na fa ak président Wade génn xam nañ ne am na waxtaan bu mu sekk ak xalif bi est-ce que loolu bokkul ci li précipité tey mu libéré Khalifa. loolu mënuma ko wax parce que man duma fen parce que nekk moon Masaalikul Jinaan ba président de wax ak bàyyam Ablaye Wade. ak xalif général yàlla na fi yàgg ci wér sëñ Mountakha dëgg mais par contre fekkee dans salle des banquets wax naa la ko léegi mu wax Soham Wardini ni ko bu procédure bi jeexee dinaa ko bàyyi kon président naroon na koo bàyyi man nee naa fi sax ci benn télé xama rajo
ni bu ñu bàyyee coow lu bëri li bàyyi menaces yi bàyyi pression bi ay pétition lu ne mel ni ñooñu ñoo tax président bàyyi ko président dina seetaan moo tax ma ne ñii seen yëngu yu métti yi est-ce que duñu nar a yàggal Khalifa Sall prison parce que bu ñu bàyyoon président rek ak sagoom rek xëy na bàyyi na ko ba yàgg mais président mënul dox ci kaw pression. bon d'abord damay rectifier maître li mu wax ne dama contre Macky Sall amuñu benn intérêt pour contre ko mais boo faree da ngay foog ni ñëpp dañu contre soit dañu far ou dañu contre ñun on essaie de faire notre travail te li ñu bëgg mooy à chaque fois li ñuy wax mu leer ci baat yi ngay wax rek yow borom xam-xam nga ne les mots ont leur sens. moo tax baat bi nga wax ci laa taxaw pour rebondir. pour mbir yi leer jàpp nga ne leer na waaye man dafa gën a lëndëm suma xel parce que bu fekkee ne da nga wax ne président de la république moom am na possibilité grâce ñu ne ñun kat dafa am jamono yu ñu gis ne ci lañ baaxoo woon di def ay grâce moment bi ñu gis ne contre toute attente li nga xamante ni bàyyi nañ ko ci moment bi boole ko ak ki nga xamante ni moom mooy Mbaye Touré ak Yaya Bodian contexte bi mën na tax nit ñi interroger wu ci yu bëri c'est-à-dire que yoo xamante ni ça va même au-delà de Macky Sall c'est-à-dire mooy aujourd'hui sunu système judiciaire wala sunu constitution ni muy jëlee doole joo xamante ni jàpp nañ ne bëri na jox ko nit boo xamante ni su ko neexee mu tëj parce que gis nañ procureur gis nañ ministre de la justice yoo xamante ni wax nañ ci ba tey nekkoon nga fi campagne présidentielle déggoon nañ sa gis-gis ci justice boo xamante ni jàpp nañ ne li koo xamante ni jamono yi la ci génn jàpp nañ ne c'est une justice aveugle boo xamante ni est-ce que jotul tey ñu réformer ko est-ce que jotul tey ñu gën a xool nan la ñuy def ba justice bi du dale ci nit noo xamante ni su dalee ci moom xëy na duñ ko may fu mu yàkke nakam ba perdre loo ko ay ñetti at de sa vie ñu daal di xëy daal di koy génnewaat daal di koy féexal ci loo xamante ni xëy na explication yi dafay troubler ñu bari ku mu dalul sa kaw nag mën ngaa jàpp ne c'est pas grave mais ñi mu dal seen kaw tasaare taqale la ak sa njaboot taqale la ak sa famille ñoom dañ koy sentir bu baax est-ce que aujourd'hui y a pas lieu de s'interroger sur son système judiciaire. oui maître. kii moom day jaxase balaase il sotti ko à lan wax na fi lu fulu. wax na fi réforme système judiciaire par rapport ak grâce bi nee na am na ci ay contexte yoo xam ni ci lu ñu joxe grâce loolu aussi ñàkk xam-xam ci droit non dama ne constat la dañu constaté ne dafa amoon période yoo xamante ni maître gis nga aussi. loolu amul parce que non bu ñu bëggee waxtaan aussi il faut qu'on se respecte. dama la déglu déedéet du ma ko nangu. dama la déglu nga wax non Arame du ma ko nangu. doo ma dog mais yow aussi. doo ma dog dama la bàyyi li nga wax mais il faut nga respecter nit ñi aussi. mais li nga wax dara taxawu ci dama la déglu. mais yow li nga wax aussi dara taxawu ci. d'accord naa. mais non yow yaa ma wax loolu ma wax nee na. nee na dafa am contexte boo xam ni ci la ñuy joxe grâce. waxuma loolu dama ne dafa am contexte yoo mais waxuma loolu bul ma wax loolu dama soulevé ni di sotti ko gaal da jógee fi dal fi jaxase mélange non mais justement yooyu yëpp laa yi war ko di ko non amul cohérence li muy wax ba pare bu ginnaaw ma woon ko di ko li ngay wax amul cohérence entre justice bi mu war a réformer non li ngay wax yow moo amul cohérence parce que mais parce que yow aussi li ngay wax xam nga nag neexu ba neexul waaye rek léeg-léeg nga développé dominer nit ñi mais tey mënu dominer mais El Hadj kon non je ne cherche même pas à dominer gën a tar rek góorgóorlu rek nga mën a muñ non man dogguma la benn yoon non Arame li nga wax yëpp dara taxawu ci dama laa déglu mais yow li nga wax dara taxawu si mais dafa commencé damay démonter li nga wax pièce par pièce laay démonter xam nga da nga ko laaj dama koy démonter pièce par pièce yi wax yëpp may ma démonter da nga ko laaj dama ko déglu religieusement mën nga ko tontu sans attaquer tamit. non mais parce que boo commencé ne man dama contre Macky Sall ma ne la c'est parce que yow da nga parloo ba yàqu moo tax xamoo ku nekk à équidistance. waaye du ma waxee xam nga attaqué nga ma ci loolu. non mais yow yaa ma attaqué. xam nga fa tontu mu non ci loolu sax yow yaa ma attaqué mais dama may wax s'il te plaît mënuma nangu loolu. ma ne Arame réforme bi ma ne déglu ma rek dama koy tontu bu ma dagg ma xam ne may wax lu ma neex laay wax ma ne bi muy wax woo ko li mu war a wax madame man duma ko ñu terroriser intellectuellement dama dégg terroriser wu la mais il faut respecter déglu li mu wax doo ma wax li may wax Arame da ngay noppi may ma tontu ko moom non il faut doo ma wax li may wax non moom dafa wax tàngatu ko li ngay wax non mais même pas je suis pas invité non mais wax nga lu ko neex may ma tontu ko parce que li ko dara taxawu ci may ma tontu ko il faut que mu respecte mais il faut ñu déglu woon te yéen tamit nee na ma ne mais il faut qu'il respecte les gens notre temps non mais il faut que mu respecte ñu waxtaan ci teg ci mais man ko déglu ma déglu ba ko wax déglu ma tu auras le temps de relancer par rapport à autre chose. oui mais non je le respecte beaucoup mais il faut quand même qu'on se respecte dama bëgg ñu waxtaan ci teg ak tey nekku noppi wax dama ni nee na dama far ba ëpp Macky Sall
maa taxaw ni ko Yaya Jammeh dañ koy jaay doole war a koo génne ndax président la comme yow maa taxaw ni ko Khalifa Sall dañ koy jaay doole war a koo jàpp ti boobu maa ngi Benno Bokk Yaakaar ànd ak moom man damay far ba pare jox dëgg moom nag dafa wane ci émission yëpp ko ku bañ Macky Sall la ku contre Macky Sall la. justement c'est faux c'est faux. mais ci la jëm. c'est faux loolu. mais sama position. mais c'est faux. nee nga dama far ba ëpp. mais xam nga yow da ngay. war naa ko ni man faruma ba ëpp. damay ànd ak Macky Sall di ko dëgg. la réforme war naa leen ne waxuloo dëgg ndax man Macky Sall dama ànd ak moom ba pare. di ko wax dëgg. mais sunu différence mooy entre Mange Mil et quelqu'un qui n'est pas comme nangu woo leen tontu si question. nangu woo tontu mais man ci lay tontu yow it. mais tontu woo ma dama ne la contexte bi mu wax. moom du juriste moo tax. ndax amul benn contexte benn moment pour grâce Karim Wade bi ñu koy may grâce néguñ tabaski néguñ 31 décembre kon loolu c'est faux ku xam droit du wax loolu président rek mooy baaxee Sénégalais yi ci bisu pardon muy tabaski ci at bu bees bi mu jox leen seen fête entre Noël cadeau Noël ak cadeau fin d'année mu ne Sénégalais yi may naa leen ngeen génn ñenn ñi tabaski bu ne may naa leen waaye heure bu ko neexee comme ni mu ko defee Karim Wade négul ba 31 décembre mu bàyyi Karim Wade négul ba tabaski mu bàyyi ko dafa toog ba mu neex ko mu bàyyi ko. bu ñu nee remise totale. may ma ñëw non avant remise totale xam nga soxna si. remise totale damay leeral Sénégalais yi. principal lan lay tekki du ma tontu ci loolu may ma leeral lii ba pare du ma bàyyi dara lëndëm avocat laa nag bu fàtte ni damay téye morceau di ko toj ba teex ba toj ma di la yëgal ni justice bi war a réformer lu ñuy réformer loolu affaire waxi contre wax opposant la bu dee Khalifa Sall tax ñu war a réformer justice bi depuis Senghor ba léegi pouvoir de grâce Senghor amoon ko Abdou Diouf amoon ko Abdoulaye Wade amoon ko Macky Sall am ko tey ñi ko bañ seen xol yi dagg bu Macky Sall jëlee décision taxaw naan benn nit nga jox ko pouvoir muy gracier waxuñu ko woon temps yu Abdoulaye Wade waxuñu ko woon temps yu Abdou Diouf waxuñu ko woon temps yu Senghor dëgg rek a neex yàlla tey ji subitement comme Macky Sall la ñu ne non c'est pas normal war nañ réformer justice bi war nañu bàyyi nit rek mu am pouvoir heure bu ko neex mu bàyyi ko jàpp ma ne le pouvoir de grâce c'est la constitution sénégalaise moo ko jël jox ko benn nit depuis Senghor ba léegi heure bu ko neexee wax na ko nu mu ma neexee heure bu ma neexee ñëpp di ko jéem a ŋaññi mais dëgg la waxoon kan moo mënoon a génn Khalifa Sall ku dul Macky Sall tey te peine bi jeexagul te nee na heure bu ko neexee du heure bu ko neexee démb la ko génne ku ci mën dara. mooy super pouvoir yi ñuy wax rek loolu tamit. nit loolu est-ce que mu ngi soog a am xam nga wax nit wax day yenu maanaam wax day féete boor. nit yi mën nañu am sañ-sañu tamit maître ne la ne la ndax waruñu xoolaat Senghor nekkoon na fi ma soo koo wax keneen ma su koo wax Abdou Diouf nekkoon na fi di gracier ku ko neex kenn masu koo wax. d'accord Abdoulaye Wade nekkoon na fi di gracier ku ko neex kenn masu koo wax nañ réformer justice bi ndax benn warul am pouvoir yooyu yëpp ba pare Macky Sall ñëw ñu bëgg a wax ba pare ñu naan man maa wax lu fulu fu ma la waxee lu fulu nee naa la ku nekk Tambacounda ñu gracier ko nga nekk prison Kédougou prison Diourbel dañuy toog ñu ne bëgg gracier nañ leen Macky Sall xamu leen est-ce que moo leen jàpp. d'accord non bu ñu nee damaa rendre flou parce que moo leen bàyyi mais am na ñu am grâce Kédougou ci grâce bi passé tabaski bi matagul weer gi daa ko tabaski am na ñu am grâce Saint-Louis président dina la xam. leer na 400 personnes yi président xam na leen mais boo gëmloo Sénégal yi nga xam ñu ci bëri yàlla ma yàlla baal xamuñu justice. booy ngan na nga dolo di leen expliquer yoo xam ne dara amu ci taxaw naa leen président bu met Diouf ne dafay bàyyi kon ça veut dire mooy jàpp ma ne ñi mu bàyyi Diourbel te xamu leen ñi mu bàyyi Kédougou te xamu leen est-ce que moo leen jàpp xam nga wax day yenu maanaam waaye waxi ko contre moom toujours day contre rek ba di réer ci biir contre bi léegi expliquez ma li nga xam ne moom laa doon wax léegi une remise totale de peine principale lan lay tekki voilà xam nga bu fekkee ni da nga nekk prison. bu fàttali salle des banquets amoon ñu bàyyi Karim Wade dama fa taxaw ne président Karim Wade sa frère la yéen a bokk bàyyi parce que mag Abdoulaye Wade mooy sa bàyyi ay doomu Karim Wade xale yu ndaw lañ seen yaay faatu jóge fi papaay Karim Wade mag di mag kon bàyyi Karim Wade du tere bu fay xaalis bi war a fay état du Sénégal du tere li ñu ko condamné ba léegi dafay des. mais day ñibbi këram. kon remise de peine boobu mooy la nga waroon toog prison mooy peine principale. da ngay ñibbi sa kër tëdd mais terewul. xaalis condamnation pécuniaire yi mooy la nga waroon a fay
kooku moom kenn mënu la koo baal grâce mënu la koo baal. donc Khalifa Sall 5 millions amnistie rek moo mën a ñëw supprimer infraction bi peine yeeg yëpp tëdd nelaw mais peine bi ba léegi Khalifa am na ko remise bi rek mooy du tëdd ci biir prison bi peine bi te peine principale bi xam nga ni mooy condamnation bi nga xam ni moo ko tëj 5 ans kon loolu baal nañ ko complètement. léegi ndax mun na nekk candidat ci élection yi nga xamante ni ci lañ jëm. ah loolu nag da nga koy laaj conseil constitutionnel man nekk mooy pour jox ay nekk consultant au conseil constitutionnel bu ci booba jotee. bu jotee Khalifa dana wut avocat am dana wut ay expert am ñu xool lu muy def ba bokk ci élection. non c'est pour xam ndax tey am na ay droits civilement politique am. mais ak grâce bi nga xamante ne. li ma mën a wax daal mooy amnistie mooy effacer lépp. très bien. grâce du effacer sa casier judiciaire peine bi mu ngi fa ba léegi kon bu ñu laajee casier judiciaire doo ko mën a wane bu vierge loolu de mën naa ko wax. très bien voilà Pape. donc man Aram je reviens tout le temps ci li ma doon wax rek mooy que on avait la chance quand même ñu déglu bu baax le candidat Macky Sall. par rapport ak insuffisance yi nga xamante ni gisoon nañ ko ci li nga xamante ni moom mooy système judiciaire demoon na ba jëlee ay engagement sax wax ne conseil supérieur de la magistrature war nañ ko xoolaat. donc pour man aujourd'hui le vrai débat de fond mooy loolu mooy quelles sont les réformes yi nga xamante ni war nañ ko mën a jël parce que ni nga xamante ni noonu la nit ñi interroger woon. ci bi nga xamante ni bàyyi nañ Karim Wade ñu ne guddi lañ ko bàyyi guddi lañ ko defal ay kayitam guddi lañu la ko avion Qatar jël si noonu la ñu waxee ne aussi Karim Wade kii di Khalifa Sall ni ñu koy bàyyee aussi contexte bi ban intérêt kii nga xamante ni moom moo koy def ban intérêt la ci am moment boobu précisément donc le commun des Sénégalais te rupture d'égalité baaxul parce que lan moo tax bu ñuy bàyyi 400 wala di bàyyi 500 ci tabaski wala ci korité ñi nga xamante ni dañoo jàpp ne seen dossier dafa am politique bu ci bokk dañuy gis ne dañuy mel ni lu am benn traitement de faveur à côté est-ce que loolu tamit du indi ci nit ñi seen xel ak seen xalaat ñu jàpp ne rupture d'égalité am na te république aussi dañuy wax ne république c'est une revanche la contre les injustices contre les inégalités contre yooyu yëpp nga xamante ni dañu bëgg nit ñi nekk à d'égale dignité que ñu yëg ne foofu nag fa la mbaxane doone benn ci bi nga xamante ni yaa ngi fay dugg ñu jàpp ne def nga lu tax nga war fa dugg nit ñi seen xel dal ci encore une fois procureur bi nga xamante ni moom mooy jiite loolu dañuy wax ne il est là-bas par procuration donc askan bi la fay l'opportunité des poursuites ki nga xamante ni téye nañ ko parce que justice aussi leneen li nga xam dafa am solo ci démocratie yu mag yëpp mooy pédagogie bi nga xamante ni nekk na ci ak li nga xamante ni loolu lañ ci wane ak li nga xamante ni jàpp nañ ne bu ko nit ki defee bu ñu jëflanteeg moom ba pare dañ naan fii kat bu fi kenn jaarati donc justice dafay war a dalal xel dafa war a féexal xol ci lépp loo xamante ni jàpp nañ ne mën a nasaxal suñu dund ci dundu doomu aadama yi ci penc mi nga xamante ni bokk nañ nan la ñuy def ba mu jag donc lépp loo xamante ni ñoo ngi koy jël comme décision ci wàllu justice nan la ñuy def ba mu gën a dimbali sunu réew yi nga xam dañu nekk en construction ñu mën koo fexee jëmale kanam ba loolu mën a garantir li nga xam ci loolu la ñuy daw ci ginnaaw muy un développement économique et social harmonieux moi je pense que c'est ça aujourd'hui le plus important te le débat se trouve à ce niveau débat de personne bi li tax mu métti mooy tey man je veux bien que ñu bàyyi ñu Khalifa Sall génn kaso que ñeneen ñi nga xamante ni ñoo ñëpp ñoo nekk kaso tey te xëy na njuumte dugal leen fa ñoom ñëpp tey jii war nañu mën a am une seconde chance. ñu góorgóorlu ci seen réinsertion mais tey coow li ni mu ciy bëree nii li ëpp solo mooy nan la ñuy def ba sénégalais yi ak sénégalais yi li nga xamante ni ci la ñuy daw jamono bu nekk ñu mën a. bu ñu feebaree faju bu ñu xiifee lekk bu ñu maree naan moi je pense que c'est ça le plus important te débat boobu moom moo am solo moo tax man su ma xalaat yëpp ak li may kii yëpp mooy li nga xamante ndax tey jii boo gisee dans l'affaire Khalifa Sall comme dans l'affaire Karim Wade dañu gis ne intervention fu mu jógewul ñaan fu mu jógewul ñoo xamante ni ñaan nañ mais kiy def intervention wala kiy ñaan mais li ma jàpp mooy que bu fekkee ne nit tey jii justice daf ko teg loxo te nit ñi seen xel dal ci ne kii kat li muy def amul sikki sàkk boo fàttalikoo discours boo fàttalikoo déclaration Serigne Moustapha Sy. waaw ci loolu ngay jeexal. waaw boo fàttalikoo déclaration mais jàppoon na moom ak niveau bi mu toll jàppoon na ne Khalifa Sall dañ ko tooñ te bu duggee mu dugg mais man li ma jàpp mooy kilifa diine yi nga xamante ni bokkuñu registre ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy def politique.
ndax kii mobile am xëy na ay intérêt immédiat la alors que kii ngërëmal yàlla la ciy wut donc damay jàpp ne ñooñu bu fekkee ne teg nañ nit loxo te mu wóor leen ne ci safaan lañ ko teg loxo intervention ak ay ñaan njëkk ak yooyu du ci am parce que dañuy xam ne kii dafa tooñ te dañ ko war a teg dañ ko war a daan mais bu fekkee ne intervention jógee na fu nekk rek mooy li ma jàpp rek mooy sunu justice tey war nañu ko xoolaat nan la ñuy def ba mu gën a dëppoo ak jamono. au-delà de Khalifa Sall parce que lu may dégg rek ci li nga xamante ne moom la Pape Djibril wax mooy qu'il y ait pas de traitement de faveur par rapport ak à une personne ak le reste des détenus yi nga xam ne ñu ngi peut-être biir prison nekk ci situation xam ne tey mérité nañu génn waaye xëy na Khalifa moom moo gën a fës moo am possibilité ñu am mën a vulgariser wala gën a fësal dossier am que moom mu am peut-être traitement de faveur boobu. xam nga boo xasee ba contre rek contre nga. waxi opposant mooy waxtu daanu ci saret parce que bu dee dafa fu ana discrimination ci 400 yi ñu gracier ñeenti téeméeri nit yoo xam ni Macky Sall xamu leen di gracier na leen ci tabaski bi 31 décembre mu bàyyi lu mat junniy nit ñu ñibbi seen kër ti booba Khalifa Sall mu ngi prison te kenn gracier wu ko kon foofu ana faveur bi ñu accordé Khalifa Sall moom mooy seet heure bu ko neexee jamono bu ko neexee mu bàyyi ñeenti téeméeri nit est-ce que ñooñu bi leen bàyyi Khalifa Sall kon ñooñu lañ faral bàyyi Khalifa Sall prison pour moom dañu faral Khalifa Sall léegi moom mu toog ba mu nekk wan leen ne man mii maay décidé tey laay bàyyi Karim Wade dem ba mu nekk bu bàyyi aussi junniy nit dem ba mu nekk mu bàyyi le maire de Dakar Khalifa Sall te ma yëgal la benn affaire juróom baaraam yi yemuñu. Khalifa Sall mooy borom Dakar. mën naa ne la mooy député maire de Dakar kilifa la ci réew mi donc bàyyi ko. mais xanaa loolu. dama lay wax sans discrimination dama lay woon rek dama lay woon dama lay woon rek jàpp nañ ko mën nañu ko bàyyi tabaski ko mën nañu ko bàyyi beneen bis ndax moom it mënuñ bàyyi ñeenti téeméeri nit jour tabaski bàyyi junni nit ay 31 décembre bàyyi ko fa rek. bu lu daree Sénégalais la du Burkinabé. d'accord kon ku dem ba nekk député maire de Dakar am nga cër ci réew bi nga xam ne bu ñu bàyyee ñeenti téeméeri nit yu kenn xamul yow mi nga xam ne au moins dimbale nga sa réew. dimbale sa dëkk xeexal sa ville xanaa yooyu bàyyi la it jaadu na. man foofu laay waxee de. daañu ñëwaat si yow. maître man xam-xam laa leen di wax si kanam tuuti. waaye foofu amul benn discrimination. ñu dem seetaan pub dellusiwaat. voilà.